damay faral di dégg ñu naan am na ci jigéen ñi nga xamante ni le fait que ñu leen di dóor daf leen di neex wala am na jigéen ñi nga xamante ni dañu nekk ci relation ñu leen di dóor wala di leen toroxal wala di leen maltraiter psychologiquement wala physiquement et pourtant am nañu tous les moyens pour partir parce que am nañu liggéey bu baax am nañu oto mën nañu am kër mais n'empêche dañuy toog ci relation bi. nga dégg tamit y a des femmes qui me le posent Fatima Zahra dama nekk ci relation boo xam ne violence conjugale bëgg naa dem mais mënuma dem dama ragal a dem wala su ma demee quelque temps après damay dellu siwaat pourtant sama mbokk yëpp ils sont contre sama ay famille samay parents yëpp dañ ma ne amoo fulla amoo fayda bàyyil kii mais su ma demee il me manque su ma déggee baatam rek dafa mel ni ku namm dara li nga xam dafa bokk ci moom day mel ni kii dafa bokk ci man day mel ni kii dafa am loo xamante ni daf ñu lié lu fort loo xamante ni c'est intense loo xam ne mënuma ko expliquer ma chérie dama lay wax ni la dalal sa xel li nga wax dëgg la dafa bokk ci yow li waral mënoo bàyyi waa ji dafa bokk ci yow li tax mu bokk ci yow mooy danga xam li nga xamante ni mooy li mu lay def tey maltraitance boobu mu lay def loo miin la loo tàmm la loo xam la sa cerveau daf ko enregistré comme donnée bu positif looloo waral tey pour nga bàyyi waa ji il faut que ñu tàllal la loxo changer li nga xam ne mooy paradigme bi données boobu fan nga ko jëlee fan nga ko télécharger sa enfance parce que d'habitude di nga nekk ak sa yaay wala sa papa ñu lay dóor bu ñu la dóoree ba pare ñëw taf la seen kaw neexal la ma chérie su ma la dóoree du parce que dama la bañ maman wala papa te tape parce qu'elle t'aime bien donc c'est pour cela que je te corrige donc ma chérie tu dois faire ce que maman aime ou tu dois faire ce que papa aime donc c'est pour cela que tu dois te comporter bien ce sont des choses qu'on a appris à nos enfants que en leur maltraitant vraiment c'est parce que nous les aimons dama ci dugal parce que ñu comprendre que ni doomu aadama li mu xam rek lay namm doomu aadama li mu miin rek lay toloore doomu aadama liñ ko jàngal rek lay accepter lu waral jigéen boobu di accepter violence bi waa ji di ko dóor bu ko dóoree ba pare bu ñëwee neexal ko da koy fàttali yaayam ak papaam parce que bi mu nekkee xale yaayam ak papaam dañ ko wan ni amour ki la bëgg même bu la maltraité du dara c'est normal parce que maltraitance boobu c'est juste pour nga baax c'est juste pour nga defaru c'est juste pour nga jooyantiku looloo waral nit ki dem ba nekk mag mënul dagg paradigme yooyu parce que c'est profond dafa bokk ci moom dafa bokk ci ruuxam dañ ko forger waale du coup nit ki bu gisee tey ñu koy dóor ba pare di ko wax ni non ma chérie parce que je t'aime moo waral ma lay dóor mais c'est normal pourquoi mu war ko def loo xamante ni problème la bu fekkente ni moom ci loolu lañ ko fondé ci loolu lañ ko yar loolu la xam donc mënul nekk loo xamante ni dafay étrange parce que lu bokk ci moom la looloo waral ma chérie situation yi boo ci bëggee génn il faut te faire accompagner n'importe par un thérapeute boo xamante ni xam na maîtriser na li nga xamante ni mooy les maltraitances que ce soit les abus physiques wala psychologiques pour ñu jàppale la à ce que nga changer sa manière de penser ñu reprogrammer waat sa cerveau pour éjecter yi nga xam ne ce sont des choses yi nga xam ne bokkul ci yow li nga xamante ni daf lay yàqal ñu dindi ko effacer ko installer les nouvelles applications yoo xamante ni da nga xam ne lii kat mooy li normal ndax tey quand on accepte li nga xamante ni c'est l'inacceptable wala l'intolérance c'est pas parce que dañu ñàkk fayda c'est pas parce que dañu bon c'est pas parce que dañu bëgg lu bon c'est pas parce que li ñuy def dañ ko bëgg déedéet c'est parce que loolu la ñu jàngal depuis ñu nekk xale c'est parce que dañu jàngal bi depuis ñu nekk xale ku la bëgg ki la bëgg moo lay mbugal ki la bëgg moo lay def lu bon ki la bëgg moo lay maltraiter ki la bëgg moo lay dóor façon amour boobu la ñuy jox donc nit ñi ils aiment de plusieurs façons yu différentes noonu la ñuy bëggee kii bu bëggee day dóor kii bu bëggee day toroxal kii bu bëggee day fiire kii bu bëggee daf lay xaj kii bu bëggee daf lay may kii bu bëggee daf lay taf ci kawam donc ku nekk tey boo nekkee ci foyer nga gis ni d'habitude xëy na sa jëkkër du lay faral di dóor wala sa jëkkër du lay faral di gëdd wala du lay faral di yuuxu il est doux il est accueillant il est là il te satisfait et pourtant yow amour bi nga xamoon mooy bu nit ki bu la bëggee daf lay dóor daf lay toroxal mais da nga naan kii bëgguma parce que su ma bëggoon il va me reprocher su ma bëggoon il va me faire ceci wala cela loolu waral tey la plupart des femmes yi dund violence conjugale buñ ci génnee daje góor bu normal duñu mën a nekk ak moom
parce que xamuñu ko li ñu xam mooy lu metti bu ko defee bu ñu bàyyee góor boobu ñu ne ah xoola kii ni mu ko bëggee xoola kii ni mu koy jàppale xoola kii ni mu ko soutenir rek pourtant moom danaan kii bëgguma ko parce que dafa am lu mu manqué lan la manqué mooy amour bi nga xam ne moom la ma sama ay waajur joxoon muy amour bu ànd ak violence toroxal maltraitance amour boobu man moom laay ut ci góor te gisuma ko ci moom kon kii yow mii da nga war a dem faju kon loolu la ñuy woowee le syndrome de Stockholm syndrome de Stockholm mbokk yi bu ñu nee syndrome nag pathologie la pathologie mu ngi mel ni diabète mu ngi mel ni cancer mu ngi mel ni donc pathologie feebar la ça se traite pathologie psychologique la donc il y a aussi un autre syndrome bu ñuy wax syndrome de l'infirmière le syndrome de l'infirmière du dara lu dul nit ki buy bëgg du bëgg mu ko nit bu normal day bëgg nit bu am problème dalay fekk nga bëri ay problème moom day ñëw nekk yor syndrome wala ñu ko syndrome du sauveur day ñëw pour sauver la day ñëw pour taxawu la jàppale la bu dee góor nga ñaata yoon nga fi gis jigéen boo xamante ni day ñëw fekk góor ndeysaan nekk ci niveau yu baa mu dem débloquer xaalis financer ko jàngam wala financer ko projet am jàppale ko ba waa ji am succès bu paree comme li ñuy wax rek quand tu construis un homme tu as construit le mari de quelqu'un d'autre pas ton mari wax ji mooy loolu bu ko defee nga naan ak li mu ko defal yépp li nga ko defal danga ko defal lu tax parce que yow sa dund gi yëpp da nga juddu fekk sa yaay nekk koo xamante ni wala sa papa nekk koo xam ne yow yaa leen doon assister parce que ñaata xale ngay gis tey ñu nekk ak seen yaay soit seen yaay dafa feebar réellement tëdd nekk yaay bu am pathologie tëdd mënul dara pom wala yaay ji tellement que dafa nekk ci relation conjugale bu am problème boo xam ni relation bu toxique la relation bu ànd ak violence la sa doom booy jooy moom mooy sa xarit parce que relation toxique yi d'habitude góor bi dalay tere nga am xarit dalay tere nga am relation dalay tere nga am vie bu sang loolooy waral vu que amoo xarit say doom ngay def xarit nga jël sa doom tas ci sa wet booy jooy moom ngay woo jooy ci kawam booy jàmbat moom ngay woo sa papa def na ma li gisoo sa papa nu ma def gisoo sa doom dina dalal dina defal maman ça va passer maman yàlla baax na maman donc nga tàmm di soulager sa yaay wala tàmm sa yaay di toroxal sa papa ngay soulager sa papa wala nga tàmm donc loolu daf lay topp ba yow koo gis mu am problème àddina yow yaay psychologue bi yow yaay coach bi da ngay pare pour accompagner parce que c'est inné c'est quelque chose bi nga xam ne da nga ko tàmm depuis nga nekk xale et que là da ngay dem boo gisee góor balaa ngay bëgg góor rek nga gis góor bu nekk ci difficulté tey góor ñi riche ñëpp mën nañoo di la bëggoo leen yow ki nga bëgg mooy ki nga xam ni mën nga ko dem génnee ci la mu nekk dem yëkkati ko daal di koy may succès ba ca kaw parce que kooku moo lay jox sa valeur moo lay delloo valeur bi nga doon parce que depuis nga nekk xale valeur bi ñu la jàngal mooy assisteel jàppaleel dimbaleel parce que tu n'as pas vécu ton enfance jëloo le temps nekk xale bi nga waroon doon jëloo le temps tamit dund épanouissement ak bonheur mais temps bi ngay jëloon c'est pour soigner ñi nga xamante ni ñoom ñoo la wër kon enfance dafa am solo mbokk yi quand on détruit l'enfance de son enfant cet enfant là du mës a nekk xale mais tout le temps dafay nekk ki nga xamante ni moom pour moom àddina bi dafa ñëw pour torox wala pour jàppale nit ñi seen ay problème et que day oublier boppam day fàtte boppam day fàtte ni moom elle a droit de bonheur elle a droit mu dund bu neex dund bu équilibré kon mbokk yi lii moo waral ñuy wax ni xale kenn du ko violenté xale kenn du ko assisté loo ci violence xale dafa soxla environnement bu sain avec des adultes yu sains mentalement adultes yu équilibré kon fii la ñuy yem ak yéen di leen wax ba beneen incha allah bu leen fàtte abonné ci canal bi partager vidéo bi like ko salaamaaleykum wa rahmatullah